Mamadou Matar Sarr élément bi noppeegul dinañ ci ñëwaat ci yeneen xibaar wala balaa xibaar yee jeex ca Tiwaawoon Ousmane Tanor Dieng ni ko kilifa yi politique yi amalee fan yi yëpp moom it dem na doon nemmeeku nag ki fa toogal xalifa général Kulu Tidiane ci jamonoy Tiwaawoon ji ak gàmm gi fa la ko nag kilifa ga joxe ay kàddu muy Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin ni ko bu mu nangu kenn di ko jañ ci njiitu réew mi muy yee benn fitna ci biir réew mi ndax njiit yàlla moo koy sàkk te ci jamono ji Macky Sall la teg ci bopp réew mi bu ko bëggee teggi moo koy dindil boppam waaye nit doomu aadama mënu ci lenn ñu teewlu Ramatoulaye Sarr mi ci nday leeral. gannaaw ba mu eggee ca Tiwaawan dëkk gu sell gi ngir ziar ki lee nga xamante ni mooy porte parole xalif général des Tidiane ci gàmmu gi ñu dëgmal Ousmane Tanor Dieng ak délégation ñoom ñi leen nag Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin dalaloon na leen kilifa diine gi gannaaw ba muy waxtaan ak secrétaire général national du parti socialiste ñaax na ko bu mu déglu ñenn ñoo xamante ni li ñuy wut mooy rek jëm kaa dooleel mu bañ a jubóog ki nga xamante ni moo yor nguur gi. maa ngi leen di dénk buur. bu leen ko won gannaaw ndax bu ngeen ko wonee gannaaw mu xët leen te xëtam xajul ci yéen bu ngeen ko wonee kanam complètement mu corrompre leen ki nga bëgg a àndal nag te doo ko won gannaaw doo ko won kanam façon la état bi nag kenn moomu ko yàlla moo ko moom wax na ko ci alxuraan maa moom nguur maa koy jox ku ma neex maa koy dindi ci ku ma neex kon kum fi teg rek ñu ni yàlla marhaban waaye du tee nag xam ne amee nanu sunuy xarit am nanu ko bu baax a baax sunuy xarit ne loolu nag mooy sunu xaal ne moom mii nag ñu naw ko lu ngeen di wut rek na ngeen ko wute sago bu waree am yàlla daf koy def qui prend le pouvoir par les armes le perdra par les armes. Ousmane Tanor Dieng gannaaw bu muy dikkaat nag ci kàddu kilifa diine gi moom fësal na ni. dafa ne ut baax na waaye utin wi am na solo nit loo xam ne looy ut rek da nga koy ut ci jàmm ut ko ci sutura ut ko ci yar ut ko ci teggin soo ko naree am yàlla dina la ko jox waaw ko yàlla mooy joxe yàlla mooy dindi kooku nag buñ ko fàtte mukk loolu aussi je crois que lu am solo la parce que yàlla mooy yor yëpp. kuy ut nag da ngay fàttaliku loolu ba pare itam xam ne réew mi ñoo ko bokk te li ñu am solo ci ñun mooy soxla askan wi mooy li nga xam ne xale yi fi mu ne ñu am liggéey jigéen ñi seen coono wàññeeku liggéey am je crois que loolu mooy li gën a am solo te loolu mun nañu ànd ñun ñëpp liggéey ci bu tere nag su waxtu wa jotee ku ne sa bëgg-bëgg nga seet na nga koy amee. gannaaw bu mu jógee ci Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin secrétaire général national du parti socialiste Ousmane Tanor Dieng ak délégation dem nañu ci résidence su Serigne Mansour Sy mi fi nekkoon xalif des Tidiane foofu leen nag taawam Cheikh Tidiane Sy dalal na leen gannaaw si waxtaan nañu laata muy ñaanal délégation bi Ramatoulaye Sarr Thiès radio télévision Walfadjri. Matulaay Sarr ci coow lii dox ci diggante maire Wakhinane Nimzatt ak Djiddah Thiaroye Kaw ci xëccoo kan mooy saytu marché bu bees nekkee ca banlieue bu Ndakaaru ak la fay ruusee kii di Alioune Sall di maire Guédiawaye wane na fa mu féete ndax ànd na ak Racine Talla may maire Wakhinane Nimzatt nii ñëpp kilifa yi nekkee ca diwaan ba moom la ñu jox dëgg ci boobule marché teewlu nañ ko ci Walf FM ci xibaar yu ñu weesu lu jëm nag ci mbirum Hissène Habré am na yu yees Maître El Hadji Diouf ñu ne kenn ci awakaam dafa daje ak Idriss Déby may njiitu réewu Tchad di noon bu njëkk bu Hissène Habré loolee nag jur na xel mu tey ci ak mbiram ak jamono ji moom Maître El Hadji Diouf ban tànk la taxawee ba ko dénkoon liggéey ba di Maître Hissène Habré ci boppam ak avocat yi mu bokkal liggéey ba wóolootuñu ko moom sax dina daje tey ji ak taskatu xibaar yi indi ci ay leeral ci moomule mbir juróom-ñeenti weer lañu toog jotuñu seen payoor ñu ni fi lay yem nag mënatuñoo
teqi benn jéego faaw rek seen i njiit jox leen seen payoor teg ci lépp loo xam ne ab bor la woon mu jëm ci wàllu cotisation yam leen di yóbbul ca IPRES di seen i koppar yu mu leen fay dawlul liggéeykat yi sonn nañ ci génie civil la ñu nekk muy basalt bu nekk ca Njàmbur juróom-ñeenti weer yooyu nag tey jii lañ dem taxaw njaatigee ne faawu fay rek mbaa ñu dégg leen ci leneen kañ cay teewlu bàcc jóob la ak suñu naataango Mam Anta Ndour. dafa nekk entreprise boo xam dara jaarale ko ci yoon du la versel IPRES du la versel IPM du la versel dara sa salaire bu weer dee da ngeen ko doon bokk ba mu jeex dala koy dagg nu mu la neexee nu mu ko neexee la leen ko doon dagg. loolu nag bi ñu demee ba affaire bi yàgg ñu muñ ba xam ne fi mu toll suñ muñukaay jeex na ñu ne dañuy def syndicat ñu créé syndicat waaye bi ñu créé syndicat mu fay commencé nag inspection du travail teg ko ci yoon mu jaar ci 3 mois. boobu ba léegi nag dañoo fayul boobu ba léegi dañoo fayul parce que 9 mois ngi nii mu bloqué suñ salaire nag comme que dañuy xeex ak moom nañ xeex luñ am jël fuñ mën a demit mënuñoo fexe ba mu feeñu ku bokk ci syndicat bi daal dootoo fayeeku fii ak ay fan nag bu ñu fayul suñ xaalis ba mu mat dinañ def loo xam ku nekk ci réew mi di nga ne lii ndax salaire jar na ko ku nekk ci réew mi rek di nga taxaw nga ne lii ndax salaire jar na ko fii ak ay fan yu néew nag. bëgg nañoo bokk ci projet bi ñu indi ci wàllu napp gi muy nappkat yi dëkkee ca baax ñi li naam ñii di Sénégal benn bu ci ne war naa am ay numéro ba rëq-rëq bu ñu am ñu mën leen a xàmmee ñoom nag àndagul nañ ci projet boobu naam sax am na ñenn ca seeni naataangoo yu ko giseewul noonu ki ñuy teewlu bu njëkk muy Cheikh Sala Ndiaye ak Nazib Sagna ma féete ca diwaanu baax ñi. li nga fi tax a daje mooy xool projet de loi bi nga xam ne moom la ministre bi di wër ñu dañ ko bëgg a wote au niveau du Sénégal. jàngat nañ ko xam nañ li ci nekk ñi ngi wax waa Sénégal ak sëriñ Sénégal yi ak ñi yor daara yi ne leen projet de loi bi benn jubluwaay la am mooy rayé daara traditionnel yi li ñuy wax yépp benn jubluwaay bi mooy tëral daara ay conditions yoo xam ne mënu koo remplir ñu jëlee ko fi te jëlee fi daara mooy jëlee fi pas-pas jëlee fi diine jëlee fi jikko daara yi du métier pour ñun ndono la kenn ku ne gis na sacrifice bi sëñ daara yi def ndono la li nag garder ko ak sauvegarder ko lu mu laaj dañ koy def bu laajee alal ñu taxaw bu laajee coono ñu taxaw bu laajee bakkan ñu taxaw du ñu nangu ay nit yoo xam ne ñu ngi woon ci leneen la leen ñor di ko sàmm di ci xeex gu dëbb cëg ñu bàyyee leen ko li ñu mag ñi bàyyee woon ñu téye ko ñoo bokk koo yàq duñu ko nangu il faut que ça soit clair te maa ngi avertir l'état du Sénégal ne ko na taxaw bu gestoo sous région bi yëpp a ngi bax nurale wuñ suñu bopp ak lay xew feneen mais tooñ mooy indi problème tooñ gu njëkk gi mooy ñun ay doomi réew mi la nekk nañ ci réew mi di def liggéey bi ñuy def kenn néewuñu jërëjëf kenn joxuñu dara néewuñ laajuñ kenn dara itam mosuñoo taxaw ne état nañ jox par force li muy def bàyyee nañ ko mais le minimum mooy liggéey bi ñuy def nañu bàyyi ñu def ko loi woote nañ ko mbaa woote nañ ko c'est pas notre problème mooy loi bi kenn du ko appliqué ci kaw daara yi bu leen neexee ngeen wote bu ngeen wotee këyit ngeen wote ça ne passe pas duñ ko nangu. Imam Lamine Fall moom lañ doon teewlu kaddu yooyee ca Kaolack la ko yëkkatee mu soxal nag njàngum daara yi ak projet de loi biñ naan nguuru Sénégal mu ngi koy togg fas yéene dugal làkku français ci njàngum diine bi te kilifa yooyee di yëngu ci wàllu diine ji nangu wuñu ko dañ doon amal am ndaje di assemblée générale ñu wax ci wàllu napp gi ca baax ñi sànq junjoon nañu ko nappkat yi ne nag nguuru Sénégal rawatina ki ñu dénk wàllu napp gi dafa bëgg gaal gu nekk ñu mën koo ràññee di leen defal ay numéro naam rafetlu nañ waaye nag am na lu cee ñuul ci seen xel kenn lañ cay teewlu Cheikh Sala Ndiaye ak suñu naataangoo Nazib Sagna. tey jàpp nañ ne dinañ war a defal lu ëpp téeméeri gaal ndax boo xoolee gaal yi nekk fii ci Bargny biñ ko xaymaa war nañoo toll ci téeméer bu manqué juróom wala téeméer bu manqué ñeent suñ la wotalee numéro ba noppi tamit bindal la ko ci sa gaal ndax dañoo seetlu ni. nappkat yi ñaare duñu am jot wala dañuy xaw a sàggane numéro gaal googu ba duñ ko bind ci gaal yi bari na ci nappkat yoo xam ne it ñu ngi dem géej amuñu sax numéro bu ñu bind ci seen gaal ñenn ñi dañ ko am binduñu ko ñenn ñi amuñu ko sax ba di ko bind ñu seetlu ni aussi permis bi nekk na loo xamante ne tamit nappkat yi xaw nañ ko sàggane ñu léegi bu ñu defee journée bu mel nii wutal leen ay numéro marqué leen ko gratuitement te duñu leen laaj dara xëy na danañu xaw a soppi doxalin ci wàllu woowu ndax numéro boobu boo ko amee ak lu la mënti dal ci biir géej gi dana yomb ci ñuy saytu géej gi ñu mën a xam fa nga nekk ak yaay kan bu sa gaal réeree numéro boobu dana tax ñu mën a gindiku
ba xam gaal googu ku ko moom. sécurité mool bi la ba noppi day tax ñu gën a mën a xayma ni ñuy napp ci suñu géej gi. fas nañu yéene daal di ko tàmbalee xembe ba sendu nga xam ne ci service des pêches bu Bargny la bokk lépp daal fas nañu yéene ñu dajal ko ba lépp lu fiy gaal te amoon numéro ñu wutal la numéro ba lépp lu fiy gaal am numéro te bind goo ko aussi ñu fexe ba nga bind ko. ñuy ñaan autorité état yi aussi ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax bu ko defee ñu mën a am réussite à 100%. ci wàllu napp gi ak projet boobee la ñuy des ñi ci am xel mu tey di lébu yi yëkkati seen i kàddu ne bu dee gaal yu mag yi for seen gaaluloo ca yooyu léeg-léeg mu jur ay jafe-jafe momaax lañ ciy teewlu Ngom la sant ak Nazib Sagna ca baax ñi. c'est que c'est-à-dire benn affaire gis nga kam gaal yi seeru nii si biir géej bu ñu xasee boo wàcce ka li ko jogal kaw maanaam du yomb daal da ngay am permis mais da ngay am problème pour ñu defaral la numéro gaal gi. mais bu lee gaal yi si kaw yi yëpp mën nañ leen bind mais yi si kaw seen problème mooy kañ pour leen andi kaw yombul loolu moo tax ñoom ñu am problème mën nañoo am permis mais duñ leen mën a bindal numéro bi mais gaal gi su nekkee si kaw moom bu la tëmba moom mën nga profité pour def ko si comme sama genre gi at mu bees profité na peinture bind sama numéro si lépp taxaw nag di déglu nag soro de pêche bi actuellement nii waaw d'accord comme ñoom ni ñu ñëwee nii wax kii bind mu ñëw dinu bindal nii loolu gën nañu yombalal fi mu toll nii dañuy jaral sax bu ñu teeralee comme maanaam bu ñu ñëwee si quai de pêche sax mën nañu teeral boppi gaal gi moom mu ñëw bindal nu ko comme ni ñu ko defee nii si gratuite nekk na loo xamante ne lu gën si ñun la lu baax si ñun la xam nga dañuy gën a yombalal affaire yi bu ko defee di nga mën a ñëw ba si quai de pêche teeral su boppi gaal ñu bindil la ko nga mën a dem loolu lu ñu gën a yombal affaire yi la sa gaal fu mu mënta nekk dinañ xam ne li gaalu diw la même sa gaal mënoon nga seet fi mu dagg dem teeri Mbuur wala feneen bu ñu xoolee DK man loolu dafa ma dal dafa ma arrivé 2008 sama gaal ser naa ko mu dagg mais dafa amoon numéro bi moo amoon noonu bata moo ko fort xam na ne lii numéro Dakar la tey jii bu fekkoonte ne aw ma numéro boobu noonu damay perte sama gaal wala soo ko kenn doo xam fu ñu ko jëmee kon baax na si. junjee woon ci biir xibaar yi jafe-jafe ya fa am biig ba tey ci këpp nguuru ke Yaya Jammeh mel na ni sax mbir ma mujjeewul a antu ndax jokkalante fital yuy tar ci guddi ki beeg ba suba cuuy ñu nekkee ca kër ga ni palais ba ñoo ko nanguwul woon ak ñi di militaire ya demoon ci aéroport ba ni ab avion du fi wàcc ginnaaw njiitu réew Yaya Jammeh dafa demoon ca France ñu jokkoo ci ak Mamadou Matar Sarr allo Matar. waaw jërëjëf Ndeye Comba lu ma ko waxee rek noonu la amee. am na benn coup d'état boo xamante ne dañ ko doon jéem a amal fi nga xamante ne moom moo di réewum Gambie waaye nag xibaar yi ñu mujjee jot xamal nañu ne mbir mi mujjeewul antu ndax démb ci guddi am na ci ñoo xamante ne boori 3 heures du matin dégg nañ ay fetel yoo xamante ne dañu ko soqi ci palais Yaya Jammeh ñu ne nag am na ay militaires yoo xam ne dañu doon jéem a nangu palais bi waaye am ñoo xamante ne ci ay militaires la ñuy jege Yaya Jammeh mais loolu daal ñoom tamit dañu ko doon xeex ba mbir ma antuwul. léegi teg ci suba bi ñu xëyee gis nañ ñu bari dañoo tëj seen i boutique li nga xam ne moom moo di bag bi demul dikkul nit ñi tamit mënuñoo jàll kenn mënul dugg fi nga xamante ne moom moo di Gambie mu jur nag mbir mi daal doyoon waar lool. am na ci nag ñu ne mbir ma coup d'état bu ñu doon jéem a nas la waaye mu jéewul antu ñu doon wax na am na ñu ci ñàkk bakkan waaye kenn mënu koo filmé ndax loolu jamono yi kenn mënagul dugg ci fi nga xamante ne moo di biir dëkk ba ci jamono yooyu nag dafa amoon Yaya Jammeh ñu ne woon ma nga woon ca France. waroon fa jaaree dem fi nga xamante ne moom moo di Dubaï am na ci nag ay télé yoo xamante ne yu mel ni Al Jazeera sax wane nañu ko ci muy wax leneen te daal mbir ma moom antuwul di dëggal ne mbir mi antuwul am na ñu doon laam-laamee ndax coup d'état bi am na am déet waaye daal li ñu mën a leeral moom moo di am na waaye dafa mujjeewul antu am na ñu doon ko doon jéem waaye mujjeewul antu xam naa nag ci yéen ci tay xibaar dinañ si détuwal ci nu mu gën a yaatoo Ajaratu Ndeye Comba dem jokk ngeen fii ci diwaanu Saloum di Mamadou Makhtar Sarr rajo télévision Walfadjri. jërëjëf Mamadou Matar Sarr ruusewaat foofu ca Gambie rek ak coup d'état ba ñu doon amal takk der ya doon ko def te mujjewul antu nga baaxee ko ñi safoo leexu jamono xibaar yi wéy ñu dellu siwaat fii ci Ndakaaru ab coalition di kuréel gu jóg nag fas yéene gàntal xaati mi nga xam ni war naa dox ci nguuru Sénégal ak waa Union européenne ñu koy wax ay APE ñoom jël nañ seen i matuwaay amaloon ndaje ak taskati xibaar yi ñu ngay ñaax ndax ñii di député ya nekkee ca penc raw bi ma ñu fekk leen ci xeex boobee ndax ñu am ci ndam ndaje ma Marga Rosel Ndiaye mooy tënk.
kuréel gi ëmb ñi lànk ne duñu signé accord de partenariat économique yi nag ñoom ñu ngi wëyal seen xeex ndax ñoom dañoo jàpp ni yooyu les APE du lenn lu dul rek ab notaat bu bees boo xamante ne réew yi nekk ca Europe loolu la ñu bëgg a def. coalition nationale non aux APE waxaat mu leer nañ ci bopp ñi nga xam ne ñooy waa Union européenne waaye ci bopp ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ne d'accord ñu tey d'accord ñu ëllëg ci APE yooyu ñu appliqué ko fii ci suñu réew. ñu ngi ñaan nguur gi mu jël ay responsabilités am ba tax na ñoom ñu ngi xamle sax ni dafa war a woote ndaje ngir rek ñu waxtaanee lu ni mel ci ñi nga xamante ne ñoo di député itam ñu taxawal askan wi ca pencum ndaw réew ma ndax loolu bañ a am. gouvernement bu Sénégal Union européenne daf koy bëgg a xoxatal pour mu signer APE yooyu mu mel ni itam président ak gouvernement wam pare guñu pour laaj askanu Sénégal laaj ndaw askanu Sénégal yu nekk ci pencum ndaw réew yi lan mooy seen gis-gis ci APE ndaxte ba léegi texte bi jaarul assemblée nationale ba léegi amul débat national ci mbir mi waa ministère du commerce ak ñoom seen sax jamono jii ñu toll dañoo bañ lànk ba tëdd ci suuf dem ci ay waxtaan yoo xam ne APE moo ko tax a jóg ñu leen di xamal ne coalition nationale non aux APE dafa fas yéene jàkkaarloo ak jàmmaarloo képp ki nga xam ne da nga pare pour appliquer accord de partenariat économique fii ci Sénégal. xeex bi nag day door a tàmbali bu ñu sukkandikoo ci boobule kuréel ndax ñoom xamle nañu ni dañuy amal ab plan d'action ngir rek ñu mën a pousse nguur gi ndax ñu bañ a signé yi nga xamante ne moo di accord de partenariat économique yi. ca Daaru Muxti la ñu wutali foofa nag sëriñ yi nekk ay ndaw am nañu kuréel yëkkati seen i kàddu jàpp ni nguurug Sénégal yebel lay def ndax seen dëkk mënu faa ñëw dina sa ko nocci te waxtaanul ak ñoom dem nañu sax ba ne bu mbir mi naree demee ni dootuñu ko bëgg mu teg fab tànk moom njiitu réew mi Macky Sall astil ñaa lañ ciy àndal ci leeral. surtout borom daaru yi nekk ci Daaru Muxti mere lool président Macky Sall ñoom dañoo jàpp ne président Macky Sall fulaalul Daaru Muxti firnde bi mooy depuis bi ñu ko falee ba léegi dëggul tànkam Daaru Muxti kilifa yi nga xam ne aussi ñoo fa génn àddina ba léegi ñëwul jaale si leen. moom xanaa daf ñoo jàppee ay tâches ajoutées yu nga xam ne daf ñuy jëfandikoo bi élection ñëwee bu passé mu sànni ñu loolu lañ jàpp xanaa ngir dëggal loolu mu wax bi mu ñëwee Louga ci conseil des ministres décentralisé bi mu doon def seetlu nañ ne digg na fa ay milliards yu bëree bëri te amul benn projet bu nga xam ne Daarul Muxti moo ko tax a jóg te Daarul Muxti mooy deuxième ville de Louga ginnaaw Louga mooy Daarul Muxti moo ci tege Daarul Muxti mooy deuxième capitale du mouridisme. rax ci dolli ci conseil des ministres décentralisé amul benn programme bu nga xam ne boole nañ ci Daaru Muxti am beneen programme bu nga xam ne boolewuñ ci Daaru Muxti mooy programme de modernisation des cités religieuses. Barki Dembo Ndiaye bi muy teg xeeru résidence El Hadji Malick Sy dafa diggee 1000 milliards te 1000 milliards yooyu nee na cité religieuse yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal kon lan moo tax mu am xajji ak seen loolu lañ koy laaj ndax Daaru Muxti soo seetloo après Touba Daaru Muxti mooy seul dëkk boo xamante ni unique seul dëkk boo xamante ni sanc nan ko ngir jaamu yàlla ak ki àngale njàngalem alxuraan. pourtant day dëkk boobu muy Daaru Muxti bëri na ay jafe-jafe. ni bi mu ñëwee ci campagne présidentielle yi passé digg na fi digg yu bëree bëri te boobu ba léegi gis ñu tous dara gis ñu ko ci lim digg woon waaw te Daarul Muxti soxla na yu bëree bëri Daarul Muxti soxla na éclairage public Daarul Muxti soxla na ay tëli ci biir Daarul Muxti Daarul Muxti soxla na hôpital ndax ba mu doonee daaru ba léegi amagul hôpital centre de santé kese la ñu am. surtout borom daaru yi àddu nañ aussi ci actualité bi. comme président Macky Sall dafa waxoon ne ay citoyens ordinaires lañu mënuñoo ñàkk addu jëmale ci xew-xew yi nga xam ne day xew ci réew mi lu mel ne ArcelorMittal ak Petrotim ñaari dossiers yooyu li ñu ko siy laaj mooy mu siiwal contrat bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal xaatimoon na ko ak këru liggéeyukaay yi yooyu ndax moo waxoon ci campagne électorale 2012 moo doon bàkkoo ak leeral di transparence loolu bëggoon nañ mu leeral ko ci bopp sénégalais yi. moo tax ñoom ñu jàpp ne daal Macky Sall dafa sobantel Daaru Muxti te ñoom ku leen namuñu la moo tax ñoom ñu ne daal bu mu dëggati tànkam ci Daaru Muxti. bu fekkee ni nii la nar a continuer ak ñun déclaré nañ ko persona non grata à Daaru Muxti. Louga
Achille Niang rajo télévision Walfadjri. Achille Niang doon waxtaan ak sëti borom daaru yi bëgg njiitu réew mi programme bi mu jagleel këru diine yi mu boole leen ci ñoom waa Daaru Musti. Koumpentoum la ñuy wutale digganteem ak Tambacounda toll na ci téeméeri kilomètre askan wa màbb nañu wàcc ca mbedd ma rangwaayu morso yu xonq cur di wax nag seeni jafe-jafe mere ca lool ñu fa toggal nguur ga rawatina ñañu fal ñu ngay sàkku sax ab délégation spéciale junj nañ ko fa dañ ciy teewlu suñu natango Alassane Diallo. ñi dëkkee ci Koumpentoum toll ci téeméeri kilomètre ak Tambacounda wàcc ci mbedd mi amal doxi ñaxtu. dañoo sonn bu saf neexulee safali du neex saf nañu neexut délégation spéciale lañu soxla. maire ba futt ñaari junne ak juróom benn téeméeri di yeewoo ci diwaan bi mere maire bi waaye docteur bi ak kii di préfet département bi yëkkati seen kàddu ne njiit yi amuñu benn yite ci ñoom tax ba seen diwaan bi ñàkk lépp du courant ndox waxi noppi fu xale yi di footballé ne danduma bërëb fajukaay bi ñàkk sage-femme. Cette marche a été donc organisée pour protester contre la mauvaise gestion donc de la mairie, la mauvaise gestion donc de l'AGIFOR, le manque de transparence au niveau de notre district de santé, le manque donc de personnel qualifié et surtout l'indifférence du préfet par rapport donc face donc à certains problèmes qui l'interpellent. Gannaaw jafe-jafe yi ñu yokk ci bërëb jàngukaay ndongo daara yi ba tax na lii di professeur sax amuñu ko lii di indi gàllankoor ci nu ñuy jàngee. amuñu ordinateur ci ay briques la ñuy toog dégg nga ñun loolu mooy suñu naqar. ñi amal doxu ñaxtu bi yëkkati seen kàddu di ñaan njiit ci réew mi jàppale leen ndax seeni jafe-jafe saafara balaa muy gën a tar. Alassane Diallo Koumpentoum rajo télévision Walfadjri. Alassane Diallo bu ñu dellu see Ndakaaru Mamantou Ndour la ñuy àndal ci reportage bu mu amaloon ca marché Sandaga commerçant yi bëgg nag ti mu gën a gaawee bu jeexee moo leen gënal muy foiru Ndakaaru ndax booba tey seeni clients yi ñu gisul yaakaar nañu fa la ñu màbbu wutali reportage bi mu ci amal ñu teewlu ko. bu Dakar tijjee ay buntam ba léegi commerçant ya ca Sandaga mënatuñoo jarle ba tax na fi mu toll nii ñuy jooy xaj di xamle ne feetu fin d'année yi ñoom gisuñ ci seen bopp benn yoon. foire bi kay yàqal nañ lu bari. lan. maanaam client yi foofu la ñuy dem ndax mbaari bi foofu nekk foofu. waaw. décembre daan woon demee nii quoi xaw ma ci dëkk bi la xaw ma ci foire bi moom mais daan woon demee nii moom franchement heure bi daan na fekk client yi xam nga mais avant le 24 daan nañ ñëw mais actuellement dem nañ ba passé 24 ñu ngi gis ci 31 ba léegi daal ay benn la ñuy gis xaw ma xaalis amul xaw ma foire bi la. vraiment moom moo ñu touché moom foire bi moom moo ñu yàq. waaw moo ñu yóbbu moom. dañ ko yokkaat ba le 31. ah bon. du leen déranger du leen gën a yàqal la. ah waaw mais da ngay gën a yokk taw bi taw rek ngay wax. ci naka. gën a yàqal kay. mais vraiment métti na trop quoi. wante teewul dinañuy fortaatu ci benn client yoo xamante ni ñoom tàmmuwuñ benn yoon dem ca foire ba ngir duggi. Au fait, il y a de la qualité au niveau du FIFEF, mais le problème est que des fois tu te. nañu waxante dëgg foire bi moom gis ma fi ay bagages yu bees yu màgge daal la fa ne moo tax nag man ma ngàbb sama tànk ñëw fii ba Sandaga parce que fii moom su ma fi ñëwee sax xam naa ne naa fi fekk yoo xam ne nii mu ngi à la mode mooy sama xalaat. peut-être d'1 an ou bien de 6 mois il vient là-bas pour essayer de l'écouler. ci jamonoy feet yi nag commerçant ya ca Sandaga xamle nañ ne seen poos taxukaa fees lool ndaxte foire bi daal moo tijji ay buntam daal di leen xañ seen i teranga foire boobee war a tëj ay buntam ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bi tax commerçant yooyu lee yàkkamti ko lool te di xaaraat seen i client fekkaat leen foofee ca Sandaga. Mam Anta Ndour Ramatoulaye Ba dalay fekk ca Ndakaaru ci jekki-jekkal li ñuy def ci jamono ji mu soxal nag fin d'année gi ndax lamp fu mu jekk teg nañ ko fa xuyu kama ci ñenn ci askan wi rafetlu ko taxaw di xool mu neex leen lool waaye nag am nañu jàpp ni yàqum xaalis la mu ñu taal muy tàkk jëppet ñu teewlu reportage bi. lii di centre ville bu Dakar soppi melukaan ca place de l'indépendance ay jeux de lumière rafet lool ci bëtu seetaankat yi. dama gis ne décoration bi décoration bu rafet la ren moom dañu gis benn boule bu rafet am ay étoile mu bégloo xale yi bégloo mag ñi te ñëpp kontaan te tamit am na ñu bëri am na ci mbégte nit ñaa ngi taxaw di photo wu di kontaan di ci bég ak seen i ki def ay souvenir. su dee nag décoration yi bëggal na lool ñenn ñi am ñu jàpp ni nekkul yitte. dëkk bi fu mu nekk nii métti na trop nit ñi sonn nañ. daaw comme ni ko maire bi waxee woon je pense que mënoon na ko ci bañ a fekk quoi mënoon na ko def ci yeneen secteur yoo xamante ne nit ñi comme dañu sonn la vie est chère et puis les gens bon am nañ yeneen yuñ tal pour man noonu laa gisee.
di xalaat bu wute lool ak bu waxambaane bi jàpp ne Dakar mérito na décoration yi ci jamonoy fête. Oui, c'est nécessaire parce qu'on est dans une capitale, c'est la ville. Capitale de 14 régions. Lii ça vaut le coup. Comme sénégalais yi xam nga tàmm nañ ko bu amul tamit nañ taxaw ne président bi moo tax li amul wala leneen ak leneen donc ça vaut le coup. gannaaw ay waxtu rek des ñu egg ci guddi 31 décembre yenn ci ay mbeddu Ndakaaru soppi melukaan bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi nag décoration yi dafay tàmbalee wone ni feetu fin d'année yi nara mel. Ramatulaay Ba feet googal waxtaane nañ ko feneen muy jàmm gën askan fa wuñ fa fekk ni seen poste diisul waaye kenn ku ci ne la nga am di nga ko demee sa yéene ci wàllu feet yi ñoom ak seeni njaboot Adama Cuun lañ ciy àndal. ñeexitalu at mi askan way yeewoo ca jàmm gën ca Pikine desuñu sa ginnaaw donte sax dund bi metti na lool waane ñoom daal ña ngay def seen kent lay kàttan ngir bégal seeni njaboot. la fête ñu feetu feet bu neex ak suñuy famille parce que c'est sama jour anniversaire sax maak sama jëkkër comprendre rek def li nga mën def lu yem parce que def feetu lii la rek feet bu yem rek nga def lu yem. jënd ginaar yooyu affaire yi moom maanaam métti na quoi ndax maanaam xam naa ne affaire yi moom par rapport ak ay at yi passé daana gën a neex daal parce que xam naa ne léegi moom pour nga kii faaw nga def 25000 pour nga feete sa waa kër wala 30000 pour dund bi yëpp quoi pour maanaam décembre bi wala 24 bi xam nga kii jar na ko quoi famille jar na ko. maanaam pour nga bëgg sa waa kër jar na ko quoi. at bii moom dafa wuteeg yeneen at yi daal affaire yooyu parce que daan nañ ko gën a préparer. nit ñi tam mun naa am tamit moyen bi demeewul noonu daal léegi parce que bu njëkk daal mun nañ ne dund bi ci la gënoon kii mais léegi dund gi tamit dafa cher tamit xam naa tamit loolu moo tax. waa d'accord waaw ñu ngi góorgóorlu tamit pour bégal gars yi waa tamit ak famille bi pour 31 décembre bi tamit. ay fan a des ngir 2014 tàggoo yemoo koom-koom gi tagga tembe waane terewul askan wi ne daañu wane ci xibaari bitim réew ca Albanie la ñu koy tàmbalee foofa nag bato bu fa këpp ca géej ga te amoon ak lakk fukki doomu aadama for nañu leen ca tefes ga ñu ñàkk seen bakkan ñuy fàttali rek jëye boobu ba mu amee ay matuwaay yu bari jël nañ ko waaye nag jafe-jafe yañ ci am météo dafa mel ni dafa gën a taral mbir mi am na nag terewul lu toll ci 400 doomu aadama yoo xam ni ñay daw di leen wallu jot nañu leen a génne ba ñu mucc ak seen bakkan waaye am na ñeneen mbooloo yu takku yu des ca dimanche ba tey nag taxul ñu xaddi ñu ngay def seen kemtalaay kàttan ngir bëgg a génne askan wa am jafe-jafe ci bato boobee am jafe-jafe ci ak lakk ca diwaanu Albanie ci réewi tugal ya ñu dem ba tey ci xibaari bitim réew tënk rek ci ñi nga xam ne ay islamiste di way fippu sebap ñi nekkee ci Amérique waa Pentagone nee nañ am na ay cong yu ñu def ci ñoom ba kenn ci seeni kilifa sax soqi nañu ay sox yu bari ci kawam taxul nag ñu leeral ndax mujjee nañu am la ñu bëggoonam déet mujjee koo faat ndax bu yàgg ba tey moom ak ñamu àndal teg nañu leen gët fa seen leen faagaagal ca gox ya ñuy indi ay fitna tàggat yaram ci tënk Ligue 1 bu Sénégal jongante bi fas yéene dox suba ci àllarba ci diggante AS Pikine ak Jaraaf mujjee naa am ndox mu sedd ndax Jaraaf moomee da doon biccoo mbàlloo ak Ligue Pro bi defoon ñaari programme toxaloon jongante bi Jaraaf taxaw tem ni moom fa ñu ko njëkkoon a jox muy stade Amadou Barry fa lay amalee ab jonganteem àllarba mujjee naa am ndam ci kaw Ligue Pro ndax fekk si na ko ci ba jongante bi suba ñu nga koy xaar ca banlieue bu Ndakaaru noonu la ñuy jàllee ci ponk mujj ci xibaar yi mu soxal nag yéenekaay yi Abdoulaye Bob lañ ciy àndal. dal leen ak jàmm ana lu bees ci dossier Karim Wade ana lu tax CREI yi joxul liberté provisoire Karim Wade doon lu Walfadjri quotidien bëgg a xam yéen kab di ñu xamal ne bàyyi bi négandiku Karim Wade mujjuta sotti CREI yi àndu ca gannaaw bu mu gisee ne génne Karim Wade ci kaso bi mun na jur yëngu-yëngu maanaam Karim Wade ak Mbabora mun na gàllankoor audience yi maanaam trouble à l'audience yéen kab di la Tribune feelu ko ma nga des ca tribunal ne ba tey Karim Wade génnagul kaso CREI yi daal di njortu ne Karim Wade say bu amee afia mun naa jur yëngu-yëngu maanaam trouble à l'ordre public place ne loolee tax Karim Wade des ca ndungu siin kenn ci awokam di maître Clédor Ly ay kàddoom ci biir yéenekaay bi gis ne dossier gi ni mel politique moo ca laxasu ci biir yéenekaay bi ay avocat Karim Wade fippu ne xel xalaatul ñu deltu ginnaaw fas yéene clamé bi le dossier ca cour suprême yéenekaay bi ne yemook Baye Jadi Abdoulaye Wade di waaj a dellu si Ndakaaru war a dem ca Tiwaawoon yéenekaay bi di la Quotidien xëy dem ca Rebeuss ne fa lay yewoo moom Karim Wade fa lay amalee njeextalu at mi CREI di cour de répression de l'enrichissement illicite daal dina xañ Karim Wade 31 décembre
yéenekaay bi di Le Populaire ma nga des ca tribunal di ñu xibaar ne CREI ba tey ma nga ci ay tànk Karim Wade bàyyeegul Karim Wade amul liberté provisoire doon lu jaaxal ay awokam daal dinañu clamé yëf yi ca Cour suprême L'Observateur ne tey ca tribunal baratal dina àddu ci procès Karim Wade moom jiital Jean Lefebvre ma ñu ne actionnaire la ci société gi ñu duppee Dalia SA ci biir L'Observateur jiital société Dalia SA di Souleymane Sy wax ne njabootu Bibo Bourgi mun nañoo jënd Ndakaaru ne xaaruñu ba 2000 door a am alal Walfadjri Quotidien di ñu xibaar ne ba tey coowal Petro-Tim jeexagul yéenekaay bi di ñu xibaar ne kuréel gi ñu duppee Alliance Sauvons le Sénégal daal dina jibal plainte jëmale ko ci Alioune Sall yéenekaay bi ne clamé nañ ko ca OFNAC ngir mu indi leeral ca lañ koy tuumaal ci mbirum Petro-Tim yéenekaay bi di L'As Falades ne plainte bangoog jib na Alioune Sall daal dinañ ko clamé ci yoon mu ñeel mbirum Petro-Tim Direct Info ne plainte googule OFNAC jot na ca ngir mun a déglu Alioune Sall ci mbirum Petro-Tim yéenekaay bi di Le Quotidien feelu ko di ñu xibaar mbirum Hissène Habré yéenekaay bi ne ci jamono ji ñu toll Hissène Habré ak avocat maître El Hadji Diouf diggante ba neexatul gannaaw gisee ba maître El Hadji Diouf jot a seex ak Idriss Déby yàggul ci Ndakaaru yéenekaay bi ne doon lu jaaxal lool Hissène Habré mi tàmbale am xel ñaar ci maître El Hadji Diouf yéenekaay bi di Le Populaire ne ànd bu yàgg bi daanaka fukki at ak ñeent diggante Hissène Habré ak avocat maître El Hadji Diouf waaye tey ji ànd ba tàmbale naa ñagas yéenekaay bi ne la ko ñagasal weesuwul gise ba maître El Hadji Diouf amal ak njiitu réewum Tchad di Idriss Déby doon lu sooke Hissène Habré tàmbale fippu gis ne El Hadji Diouf ma nga ca tànk wor Le Populaire ne tey ji la maître El Hadji Diouf fas yéene leeral mbir yi yéenekaay bi di enquête ne enquête ba jeexagul mu ñeel dossier Hissène Habré waaye am na lu ci juddu bees mu mel ni maître El Hadji Diouf dañ ko cee bugg a seppi gannaaw pencoom ak Idriss Déby njiitu réewum Tchad yéenekaay bi di enquête ne ci jamono ji ñu toll kii di Hissène Habré soxlaatul maître El Hadji Diouf yéenekaay bi di Sud Quotidien xëy wutali coalition Benno Bokk Yaakaar ak jafe-jafe ya ca ne yéenekaay bi di ñu xibaar ne diggante Benno Bokk Yaakaar APR AFP ak Parti Socialiste kaddu ga doonatul benn Sud Quotidien ne ci jamono ji ñu toll seen ànd munatul nekk Rewmi Quotidien xëy ànd ak njiitu réew mi Macky Sall mi ñu ne ma nga ci ay tànk Aïda Mbodj ngir mun koo jëlee ca PDS mu wut si APR Rewmi Quotidien di ñu xamal ne tey jile njiitu réew mi Macky Sall jot naa yebal délégation ca Bambey ana lu xew ca université Cheikh Anta Diop doon lu Libération xëyee di ñu xibaar ne njuuj njaaj ak jalgati doon lu fa feeñ doore ko ca fac science fac lettre fac médecine FASEC ak yeneen Libération ne université ba mujjee naa doon dexub jasid maanaam lekkukaayu xaalis ci anam yu dëppoo ak yoon Walfadjri Quotidien ku def lu rëy am lu rëy ajaratu Ndeye Astou Gueye bu Walfadjri am na raaya moom la ñu tab meilleure présentatrice 2014 yéenekaay bi ne lii di groupe de presse sunu diaspora doon ki ko xamle gannaaw gëstu bañ ca def gis ne Ndeye Astou Gueye ak émission sortie béy na ci waaram laaj yam cay jukki rawatina nam cay taxawee ba ci collin ga waa groupe de presse sunu diaspora yemuñ ca Mouhamed Mbodj bu groupe de presse sunu diaspora di fàttali ne émission sortie bi Ndeye Astou Gueye jotoon a dalal Sidi Lamine Niass ak laaj ak tontu yamu seq ak njiital groupe Walfadjri doon lu tax tey ñu tabb ko meilleure présentatrice 2014 yéenekaay bi di waa sport xëy di ñu dégtal Demba Ba gannaaw kaddu yamu yëkkati jëmale ko ci Alain Giresse rawatina fédération sénégalaise bu football yéenekaay bi ne Demba Ba kàddoom yooyule bu moyul daan mun ko cee fekk gannaaw la xewoon diggante El Hadji Diouf ak fédération sénégalaise bu football yéenekaay bi di suñu lamb xëy wutali Pikine ak la xew ca écurie Taïchinga njiit ma di Eumeu Sène yéenekaay bi di ñu xibaar ne Eumeu Sène moomule ma ngay saytuwaat ay jegeñaaleem yéenekaay bi ne tey jile Eumeu Sène jot naa tàqalikook entraîneur am maanaam coach am di Omar Jean Eumeu Sène yemu fa jot naa tàqalikook Omar Fall mi ko doon taxawu ci mbirum xarfa fuufa yéenekaay bi ne mangoog Eumeu Sène daal dina soppi doxalin ngir waajal kombaam digganteem ak Balla Gaye 2. Abdoulaye boo foofu nga noppee ñu fi la ñuy tàggatoo li ñu amoon yéen a yeggee ko ci xibaar El Hadj Ndiaye feggoo woon ak Ramatoulaye Sall Diop ci wàllu régie bi Abi Nour moo jàpp ci maquillage bi jërë ngeen jëfati yaada beeg programme Leeru Jamono ñu yendu jàmm jërë ngeen jëf.